lii moom moo toftalu ci benn waxtu mbokki salaamaaleykum daleen ak jàmm ci jotaay xibaar yi li ci gën a fës te ñu ne mu ko jukki xam ngeen ne ay bés sënkëm moom moo des ci tabaski wi tey jilee taxaw nañ ci lépp lu ñeel wàllu njaayum ngooñ mi ñi nga xam ne itam dañuy yar ngir ñu gis ko jafe-jafe la rawatina njëg li nga xam ne itam daal nañ koy yokk tax na ku mooywul rek ñu ne xar mënees naa yokk suñu ndaw itam doxantu nañu fu ci mel ni diwaan bu Cyprès gisante ñenn ci ñoo xamante ni dañu yëngu ci wàll wi daañu waxtaanee wàllu koom yenn ci njëkk yi nga xam ne itam daañ ko yokk fii ci réew bu Sénégal ak itam dundu gu cher gi tax na itam ci la jotaayu xibaar daañu dalal Mamadou Gano xam ngeen ne enseignant chercheur la ca faculté wu sciences économiques ak itam gestion ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru daañu waxtaanee wàllu woowee itam lépp lu soxal ca bët gànnaar bu réew bu Sénégal rawatina commune bu ñiit foofee nag aw jàmm daal nay dox ci diggante ñi nga xam ne ñoom ñoo yëngu ci wàllu mbay ak itam ñi yëngu ci wàllu càmm ngir rek lu toll ci ñeent fukki hectares yi nga xam ne moom lañ leen jagleel ngir rek ñu mën a amal mbay ma ca anam bu mucc ayib ñu ni mel itam ginnaaw bu ñu joxantee yoxoo daal dañuy rafetlu lu ni mel daañu waxtaanee mbokk yi wàllu caada Biennale Dakar tey jilee daañu taxaw ci lépp lu soxal wàllu peintre wax itam ci doomu Cameroun wile di wuyoo ci turu Victor Sona xam ngeen ne bokk nañ ci ñi nga xam ne ñoom la ñu tànn ngir rek ñu amal seen i ay exposition suñu ay ndaw itam doxantu nañu gisante ak moom baat ak tontu daal di dox seen diggante ak ki nga xam ne moom moo di Victor daañu leen ko càmbaral ci la jotaayu xibaar mbokk yi tënk yaa ngoog léegi ma dikk ñu faram fàcce. jërë ngeen jëf mbokk yi ñu nuyuwaat leen ci gën gi nuyu xibaar yi ñu rek door ko ca nañ ko junjee woon ci yële jamono nag lépp lu ñeel wàllu ngooñ mi daal dinay yokk ba jaaxal lool ñi nga xam ne nag ñoom ñoo koy jënd te xam ngeen ne ay ba sënkam moom moo des ci tabaski bi ku mooy wul itam mënees naa indi ay njeexital bokk na ci njëgum xar yi nga xam ne itam mënees nañ ko yokk du yàgg dara daañ ci gën a xam lu leer suñu ay ndaw doxantu woon nañu ca diwaan bu Cyprès du ñàkk laataa ñu yëkkati jotaay wi wala bokk suñu yeneen jotaay xibaar daañ leen digtal élément bi nga xam ne Thierno Laurent Mendy ak itam Mariam Ndiaye daal nañ koy def ci wàllu wi ñu wax itam ci leneen ngir rek ñu mën a am autosuffisance ci wàllu lekk wala bokk wàllu ñam ji nag ku moywul foofu rek ñu bañ a jéggaani ca biti réew te itam di defar yenn ci yoo xamante ni daañ ko mën a jëfandikoo fii ci réew bu Sénégal lu ni mel bokk na ci rapport wi nga xam ne itam moom moo rusandi ca diwaan bu Fatick mu ñeel lépp lu soxal wàllu perspective alimentaire fii ci réew bu Sénégal atum 2035 kaddu yu ni mel moom Jean-Pierre Senghor moom mooy secrétaire exécutif bu conseil national bu sécurité alimentaire moom moo ko daal di yëkkati àdduna jëmale ci micro Aminata Goudiaby Abdou Karim Bey ñu teewlu. mais plan de riposte soo koy def faw ñu taxaw xool naka la ñuy def ba loolu mu dàq jóge fi loolu nag faw ñu investir ci agriculture loolu la gouvernement bi di def faw nit ñi xam tamit que li ñu yor fii suñu dëkk mooy suñu céréale dugub baas yi muy foño muy dugub mais waay nañ ko fonk wax nañ ko fii mais li xew ci àdduna bi war nañu yee ci li nga xamante ne moom foofu la ñu war a jublu mooy béy dundee jàppale ñi nga xam ne ñoo nekk ci transformation parce que nit ki nag amoo leneen lu dul li ngay béy parce que su dee yow da ngay tàllal sa loxo compte ci koo xam ne moom su amee jafe-jafe moom dafay aar d'abord njabootam yow nekkoo ci dara kon nag souveraineté alimentaire dafa nekk loo xam ne lu soxal président de la république tey Sénégal gëstukat yi dañoo gis ne li ñuy lekk dafa niin diwlin bu bëri xorom su bëri si suukar su bëri si loolu mooy indi feebar yi nga xamante ne moom la gëstukat yi gis ne faw ñu xoolaat suñu lekkin dellu si mooy suñu céréales yi mooy li nga xam ne moom la dëkk bi am dina wàññi feebar yooyu te dina aar Sénégal ci li nga xamante ne moom mooy insécurité alimentaire. Jean-Pierre xam nga lu ni mel laataa ñu koy jëfandikoo faaw rek ñu daal di koy bay gën a ñoŋal itam li nga xam ne moom la ñuy bay fii ci réew bu Sénégal itam tax na ONG bile di Agri-Sud daal di jóg taxaw seetlu ngir rek daal di dindi lépp lu ñeel wàllu rëq-rëq mu soxal itam rendement agricole wi nga xam ne yenn ci ay gox dañuy rek daal di def aw taxaw seetlu at bu jot nag lenn ci yoo xamante ni itam day nasax la ñu ci seetlu tax na itam ñu daal di def ab gëstu ci wàll wi diwaan bu Fatick ba tey Aminata Goudiaby lañ ci àndal ñu teewlu. département
ONG International Agri Sud nag biñ ko créé léegi ci fanweeri at lay tolloo waaye nag atu 2014 la commencé liggéeyam ci biir région bu Fatick ONG bi li mu bëgg mooy producteurs yi di mbay moo xam ni kenn du ci def engrais wala sax yeneen xeeti pesticide. donc agroécologie bi nag boo xoolee su nekkoon na doxuloon kon duñ mën a dem ba am plan interdépartemental résultat yi dañ gis nañ benn producteur rek boo xoolee mu ngi am 100 000 plants arbres yoo xamante ne moom lay produire chaque année loolu boo ko xoolee da lay jox xaalis bu bari soo jëlee yi nga xamante ne ay producteurs la nga xam ne nekk nañ agroécologie nekk fii dans département de Fatick soo demee seen tool ak gis li nga xam ne dañuy am da nga xam ne ñoom ñu ngi siy am lu baree bari. ngir yokk production agricole bi nga xam ni ci gox yu bëri boo fa demee ci région bu Fatick dafa tàmbale di am ay jafe-jafe dañu def ay plan d'occupation et d'affectation des sols ci ñetti commune lañ ko jotagul a def liñ ci bëgg rek mooy baykat bi ak sàmmkat bi ku ci nekk di xam fan mooy sa place ba benn jafe-jafe du am. plan d'occupation et d'affectation dafa nekk ab jumtukaay bu xarañ boo xamante ne mooy permettre communes yi pour que ñu mun a xam seen espace nu mu toll zone yu ñuy bayee fan la nekk zone yu ñuy sàmmee fan la nekk dëkkuwaay naka la bindoo pour que bu ci nekk rek ñu mun kaa gérer ba kenn du lor keneen ki. problème yi amoon entre béykat yi ak sàmmkat parfois yàlla ji day yéex a taw wala mu taw yi sori gàncax bi sax donc nag yi dinañ obligé dem si biir dëkk yi di nandali mais loolu aussi ay problème la woon mais suñ installé ay abreuvoir si àll bi leneen permettre ñoom ñu des si àll bi béykat yi aussi des seen tool yi. lu tolloog ñetti fan nag ay ndaje yoo xam ne ñi ngi ko doon séq ak ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu agroécologie ñi ngi ko doon amal fii ci bassin arachidier bi ONG Agri Sud nag li ñu bëgg mooy gën a ñaax acteurs yi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di partenaires yi ñuy def lii di agroécologie ngir rek naataange gën a am ci biir askan wi. dañu créé benn cadre multi-acteur bu nekk dynamique pour une transition agricole au Sénégal donc laaj na ñun plaidoyer ba mu xam ne dañ koy def tey ñu mun a initier programme boo xam ne acteurs nañ mun a di rencontre du wekki seen xalaat loolu tax depuis daaw ñu initier rencontre bi nañ dem su université yi nañ dem su ONG nañ dem centre de formation yi xam exactement acteur bu nekk lan lay contribuer par rapport à l'agroécologie. ba tey ci li nga xam ni moom moo war a gën a yokk doole mbay mi taxawal nañu ab kuréel goo xam ni DITAEL lañ koy woowee ñi yëngatu ci wàllu agroécologie te nekkee ci bassin arachidier bi ñoo ko fas yéene seq. lépp lu soxal wàllu agriculture Aminata Goudiaby xam ngeen ne faaw ñu gën ko ñu laat tungam ko fii ci réew bu Sénégal ngir rek ñi nga xam ne ñoom ñoo ci yëngu lañ ca bëgg ñu daal di koy amee ñu bëgg ca bëgg a sóob seen yoxo itam nazalika naka noonu tax na ONG High Force International Sénégal daal di lancé prix woo xamante ni daal nañ koy jagleel start-up yi loolu mel nag buñ ko xaymaa ci suñu ay koppar toll na ci 12 ci ay milliards dina tax nag lépp lu soxal wàll wi yenn ci ay rëq-rëq yoo xamante ni nemmeeku nañ ko ci woon ñu mën a ci indi ay saafara Fatou Bintou Konté Amadou Ba ci reportage ñu teewlu. commune bu Diakounda moom nag mu ngi am frontière ak Gambie wante nag village yoo xamante ne ñoom ñoo jege ci frontière bi ñoom am ñu poste de santé ambulance sax amu fi pour amal évacuation sanitaire yi lu métti la. di nga gis jigéen bu ëmb sax pour dem ci hôpital bi sax problème la ndax yoon bi baaxul. jigéen ñu bëri dañuy wasin ci yoon bi ndax moyen bu ñuy yóbbu ci tali bi moo dul am ndax ku feebar nañ ko yóbbu hôpital amuñu moyen bu ñuy dem yoon bi baaxul aba ñuy takk ay saret di ñëw nga gis mu gaañu ci yoon bi ñu dellu loolu métti na trop ñu ngi koy naqarlu bu baax. sonn nañ balaa ñuy jógee fii di dem Bignona. ne moom moo jëm ci wàllum dund ak tamit wàññeeku gi nga xam ne jamono ji baykat yi ñu ngi koy bay mu wàññeeku loolu ci ñoom ak li nga xam ne moom la ñuy wax changement climatique nekk na loo xam ne dafa sonal loolu suñu dëkk yi le. L'Afrique est actuellement il y a un déficit énorme. Je peux pas un problème d'insécurité. Nous pensons que pour réduire le déficit, faire en sorte que l'Afrique puisse se nourrir elle-même, l'Afrique doit utiliser les nouvelles technologies. On ne peut pas promouvoir l'agriculture avec les ngos et les petits hilaires, quoi. Donc il faut que maintenant qu'on aille vers une véritable mécanisation adaptée. Il faut que les Africains inventent. C'est leur façon de promouvoir l'agriculture. jàppale mbay mi ak tamit jàppale waat ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk exploitant agricole faaw nag xarale yu bees yi ñu boole ko ci li nga xam ne moom moo jëm ci wàllu mbay mi tax ñu taxawal prix bi mooy fexe ba nga xam ne xale yi ndaw ñi nga xam ni ñi ngi xalaat ci wàllu mbay ba pare di ci sos ay jumtuwaay xarala yu bees yi ñooñu ñu fexe ba ñu jàppale leen. ndax ñooñu ñoo mun a ñoom jumtuwaayu bees yooyu ñooñu ci mën a génne
su fe waaw ñoo mën a suqali mbay mi. fii ci Sénégal ñu taxawal ab benn prix destiné ko ñi nga xam ne ñoom ñooy start-up yi nekk fii ci Sénégal ñu teg nag en compétition lu toll ci 12 millions de francs CFA. ñi nga xam ne xale yi nga xam ne ñu ngi soog a door am na ñoo xam ne ñi bon xam nañ leen bu ma tudd ay tur ñooñu ñu ngi liggéey ci wàllu drone yi ak yooyu ñu ngi liggéey ci am nañu kii mais ñi nga xam ne ñu ngi soog a door ñu jàppale leen jox leen tuuti xaalis. xëy na xaalis du bari ak yooyu parce que 12 millions 500 la $20 000 mais ñu jàppale leen ba nga xam ni ñoom tamit dinañu gën a sawar. nii nag lu toll ci 50 de jeunes postulé nañu te nag ca cappaandaw ga juróom benn dong lañ ciy jël mën leen a financer. mbokki jàpp leen lim bi toll na ci ñeent fukki hectares yoo xamante ni nag commune bu Niit moom la jagleel ñi yëngu ci wàllu mbay ak itam wàllu càmm ngir rek ñoom itam ñu mën a doxal xam ngeen ne nag aw féewaloo woo xamante ni nemmeeku woon nañu ko seen diggante boobaak léegi yàgg na ci jamono itam ñu daal di joxante loxo ca bët gànnaar bu réew bu Sénégal Ousseynou Diop Habib Seck ci reportage. ci diggante ñeent fukki hectares ci suuf lañ leen daal di bayal jëm ci wàllu dugub loolee nag ngir mën a jàppale sàmmkat yi nga xamante ni ñoo nekk ci commune bu Niit ci Jama Ross Béthio ak Kër Momar Sarr la ñu bëgg nag bokk na ci conflit yi nga xamante ni amoon na ci diggante baykat yi ak sàmmkat yi loolee mën a dakk. si sàmm si wàllu jur yi si wàllu kar yi dañu seen gis seen bopp sàmm yi dañu si gis seen bopp lii jàppale la. yëkkati tey li ñu yëkkatee mooy ñax mii nga xam ni kenn ku nekk mu ngi jaaxle ñëpp dañu màng ñëw fii commune yëpp dañu màng ñëw fii ci commune Niit bii. ñoom sàmmkat yi ak ñi nga xamante ñoo dëkk ci commune bu Niit daal di rafetlu lu ñu mel ndaxte jàpp ni lii dina leen gën a mën a jàppale rawatina ci jur gi nga xamante ni Lexa dañuy lompoñ. toll nii jur gi boo seetloo tey tabaski bi ak jur gi tey boo xoolee fii am na ñoo xam ne dañuy ratt meew. tey wax période bii ma lay wax kenn du ratt meew lu dul fii rek nga koy amee. tey ñax bi dafa am solo bi nga xamante ni dafay duufal jur gi dañu am meew di ko rat te rakal bi xam na ne fii mu toll nii kenn mënu ko sax gis. programme bu nu mel West Africa Farm moo koy amal ci diwaan bile ñeent fukki ci hectares yi nga xamante ni nag amal nañ ko lañ ci gën a namm bokk na ci jàppale éleveurs yi. ndax doo dégg mukk ñu ne dañu délibéré suuf nangam ne rek nañ koy sàmme ba àddina yi tukki kenn du fa mën a béy léegi nag bu dee dañuy béy fépp sàmm yi dañuy tumuranke léegi nag ñun dañuy seet nan la ñu mën a def pour li ñuy béy ñu mun ci jox sàmm yi seen wàll donc loolu mooy programme bi nga xam ne moom moo fi am tey di ci gëm remercier bu baax maire ak équipe am. éleveurs yi nekk ci commune bu Jama Ross Béthio Niit ak Kër Momar Sarr ñu ngay nag yëkkati seen i kàddu jëmale ko ci nguur gi nee na ñu daf leen war a gën a mën a jàppale lii ñu yokk ko ci yeneen ci ay bërëb ndaxte daf leen di jàppale ci seen i liggéey. jërëjëf wàllu mbay itam buñ ci nuppee xam ngeen ne bu ñu mbayee dañuy dugal ci marché wi ngir daal di koy jaay askan wi itam mënees koo jëfandikoo lu ni mel ngir ñu mën koo amal faaw ñu ci ay koppar tax na itam daañu waxtaanee wàll wi sànq wax naa leen daañu dalal ki nga xam ne moom moo di Mamadou Gano enseignant chercheur la ca faculté wu sciences économiques ak itam li nga xam ne moom moo di gestion ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru maa ngi lay nuyu bu baax a baax. jërëjëf Cheikh maa ngi leen di fay. di nuyu seen auditeurs yi. di kontaan ci invitation bi. jërëjëf fan yi nag boobaak léegi dégg nga coow li nga xam ne moom mooy am ci yenn ci ay njëg yoo xamante ni dañu koy yokk mu soxal wàllu ñam ak loo xamante ni askan wi dañu koy jëfandikoo boobaak léegi ginnaaw aw taxaw seetlu ca gis-gis lan la doon. waaw jërëjëf foog naa ñu ngi dund ci contexte bu metti contexte mondial la ñëpp xam nañu guerre bu nekk ci Ukraine. def na ci ay dégâts yu bari ci ay pays mel ni Sénégal ay pays Afrique yoo xamante ni pays yooyu lu ñuy dund ci ay céréales. presque dañ koy importer. maanaam soo jëlee Ukraine ak Russie soo leen boole ci production mondiale blé ñoom seen ñaari pays yooyu dañuy produire 30%. donc loolu ça signifie que su problème amee foofu rek dina am ay rëq-rëq ay difficultés pour ñun pays africains yi. parce que il faut que ñu xam ne Sénégal du ñu produire ay blé. lu ñu produire mooy les céréales telles que le maïs le mil le riz mais même soo jëlee céréales yooyu on est loin d'avoir l'autosuffisance alimentaire maanaam soo jëlee lu ñuy produire ci at bi ñu ngi ci 3,640,000 tonnes loolu c'est loin de couvrir les besoins alimentaires du Sénégal. te soo jëlee Sénégal maanaam ci ay alimentation yu bari. farine lañ koy jëfandiku. mel ni petit déjeuner mel ni le dîner ak yeneen repas yi presque c'est à base de pâtes yooyu c'est à base de farine de blé. donc loolu andi na ay jafe-jafe yu bari parce que
la tonne a augmenté au niveau mondial. Sans compter l'effet du pétrole. Parce que bul fàtte ni Russie mooy deuxième pays producteur pétrole au monde après l'Arabie Saoudite. Donc les effets de sanctions andi na ay difficultés yu bari parce que maintenant Russie mënuñu jaay seen pétrole au niveau du marché mondial. Même suñ koy jaay mënuñu ko jaay ci en dollars te il y a eu les sanctions sur les systèmes bancaires SWIFT. Donc loolu yëpp tax na ba pétrole bi xaw a raar te xam ngeen au niveau marché mondial loi de l'offre et de la demande maanaam ñuy produire ak ñuy jënd. Donc su fekkente lu ñuy produire dafa tuuti. lu ñu soxla dafa bari donc automatiquement prix yi dina yokk. Sans compter ci transport mondial bi ñu ngi jóge ci contexte bu métti mooy contexte Covid-19. loolu tax na ba transport mondial bi augmenté notamment transport maritime. léegi soo jëlee conteneur prix bi dañ ko multiplier par 2 voire par 3. Donc loolu yëpp dina poser sur les coûts de transport les coûts de distribution. te au niveau du Sénégal jël na ay mesures yu am solo. des mesures qui partent dans le cadre des subventions. D'accord. maanaam soo jëlee prix normal bi ak prix boo xamante ni population bi moom la ñu war a utiliser. maanaam am na écart. écart yooyu gouvernement bi moo koy supporter. te en général soo jëlee maanaam côté énergie. ñu ngi doon xayma ci subvention bi 150 milliards par an. rien que mois de janvier ba mois de mai. lu ñu calculer woon ci année bi. dañ ko consommer globalement. Forcément yaa ngi waxtaanee wàllu subvention tey ji su ma la waxoon nees mën a def ba daal di koy saafara amaana nga war maa mën a tontu ñu mbayee ci réew mi jëfandikoo itam ci réew mi yàgg nañ koo dégg ngir lu ni mel mu antu yan mooy démarche yi nga xam ne moom la ñu war a teg. xam nga soo analyser situation bi mun nga ko analyser ci ñaari angle. maanaam léegi nii. lan saafara la ñu war a andi. loolu mooy solution conjoncturelle maanaam ak guerre bu am Ukraine ak conséquences yi. maintenant solution à court terme il faut que état bi def ay subventions yu am solo pour que ñun producteurs yi ñun consommateurs yi ñu bañ a souffrir loolu solution la mais soo jëlee solution à long terme mënuñu continuer di subventionner à certains coûts. maanaam la consommation il faut que ñu dem ci ay production yu am solo soo jëlee ay quelques chiffres maanaam production riz Sénégal soxla nañu 1,1 tonnes de riz par an de riz blanc mais ci production yooyu l'essentiel dañ ko importer donc ça coûte au Sénégal au ménage sénégalais autour de 300 millions de dollars par an xam nga loolu lu bari la donc suñu mënoon augmenter les surfaces emblavées maanaam def ay aménagements yu am solo yokku oui aménagement soo jëlee au niveau de la vallée du fleuve mun nañu yokku les surfaces cultivables maanaam mun nañu liggéey def irrigation ci ñaari saison c'est-à-dire ci année bi mun nañu produire ñaari yoon loolu dafa am solo mun nañ ko def tamit au niveau de la vallée du fleuve de l'Anambé loolu tamit am na solo soo jëlee nag ci kaw loolu bu ñu demoon ba ñu am ay 1,7 tonnes 1,8 tonnes donc mun nañu ko transformer am autour de 1,1 tonnes de riz blanc loolu mun nañu am autosuffisance alimentaire en riz donc day des nag beneen problème maanaam problème sénégalais yi parce que ñun sénégalais yi en général lu jógee bitim réew la ñu gën a fonk loo xamante ni dañ koy béy ci niveau national. Tout à fait. loolu compte na ci côté maïs voilà oui globalement la majorité des sénégalais soo defoon fii enquête da ngay gis ni presque plus de 60% des sénégalais dañuy préférer du jógee ci bitim réew léegi nag bu ñu jëlee aussi côté maïs bi aussi war nañ ko gën a liggéey pourquoi parce que am na ay zones par excellence de production de maïs soo demee ay région Kédougou région Tambacounda région Kaffrine région Kolda Sédhiou ak une partie région de Kaolack ñoom dañuy produire ay maïs mais bu ñu produire pour la plupart c'est pour la consommation même suñu bëggoon def ay hectares yu bari dañ koy yemale juste ci consommation parce que du ñu gis koo xamante ni mun na jënd suñ ko defoon comme arachide nga xam ne soo produire lu bari mën nga jëfandiku li ci des nga jaay ko donc dina tax ba ñu yokk production maïs bi mun naa la wax ni production de maïs bi fu mu nee nii mu ngi toll ci ay 761 883 tonnes maanaam ci 2021 at bi non at bu daaw bi 2021 alors que su fekkante amoon nañu ay concept économique boo xamante ni day pousser producteur bi mu gën a produire parce que xam na ni su produire
mun na am ay industriels yoo xamante ni day ñëw fii jënd donc loolu dina tax ba ñu yokk seen production te industriels sénégalais yi lu ci bari dañuy importer maïs bi ci ay dëkk yu mel ni Brésil dëkk yu mel ni Ukraine donc loolu nag dina tax ba ñu mun a rapatrier devises yooyu ci Sénégal mun a augmenter pouvoir d'achat des producteurs ak industriels yi donc yi wàññi subvention état boo xamante ni mu ngi koy def parce que subvention yooyu bul fàtte subvention sooy def subvention daf mel ni da ngay jël fii foo xamante ni da nga ko prévoiroon nga ne fii moom def naa ci dépense pour yokk ci benn côté foofu ngay jël pour nga def subvention ci secteur yu gën a am solo fu mu nee ni gouvernement bi loolu lay def maanaam ci soo jëlee ci budget bi ci côté fonctionnement bi ñu ngi def ci ay wàññite ci ay yenn ligne budgétaire pour augmenter la subvention parce que subvention bi ñu ngi koy xayma lu tuuti su continuer nii autour de 500 milliards de francs CFA et donc dans le long terme il faut que ñu def ay chaîne de valeur ñu produire ñu transformer ñu koy jëfandiku fii ci Sénégal loolu mooy solution à long terme. subvention day bàyyeekoo ci gouvernement bu Sénégal njiit réew mi na mu dem ca diwaan bu Kolda fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin wi nga xam ne moom la ñu nekk nga doon ku miin lool boobu les zones lan la askan wi di xaar forcément lu mooy li nga xam ne moom moo di dund gu cher gi lan lañ mën a jàpp foofu itam ci loo xamante ni askan wa mënees na ko yëkkati muy ay kàddu. waaw ñu ngi rafetlu mooy déplacement président de la République dina ñëw Kolda. pour lancer les travaux de l'aéroport de Kolda. xam nga ni soo jëlee Sénégal région Kolda kese moo am 3 frontières. région Kolda am na 3 frontières. maanaam les 2 Guinée Conakry Guinée-Bissau. ak la Gambie. bu ñu defee foofu aéroport ñu def ko surtout aéroport bu international dina tax ba ñu yokk le trafic aérien bu ñu yokkee trafic aérien dina am effet positif ci côté koom aussi su ñu yokkee plateau médical bi. loolu dina yokk lu ñuy wax ci tourisme sanitaire parce que ñu ci bari ñu jógee Guinée-Bissau ak Guinée-Conakry dañuy ñëw Kolda pour se soigner donc loolu dina tax ba aéroport bi marché dina tax ba tourisme bi marché dina tax ba hôtellerie bi marché beneen fànn bi ci côté lu ñu koy xaaree ci Kolda mooy def ci ay infrastructure de transport parce que soo jëlee Kolda am na ay zones yu bari dañuy am ay production bu am solo mais liy problème bi mooy c'est que amaguñu ay route ay infrastructure donc xaar nañu aussi président de la République mu gën a yokk doole bassin de Anambé maanaam yokk aménagement yi yokk matériel de production bi pour ñu gën a am production bu am solo tey Kolda mun naa na wax ni Kolda mun na nekk presque une partie du grenier du Sénégal parce que l'agriculture est très propice aujourd'hui xam nga ni deuxième région production d'arachide c'est la région de Kolda. Sur le maïs, on est sur les premiers rangs. Sur le coton, on est sur les premiers rangs. Donc, loolu dina tax suñu defee agriculture ak transformation non seulement dinañu lutter contre l'immigration clandestine, mais aussi dinañu yokk koom bu askan wi ci région de Kolda. te solution nag par rapport ak situation guerre Ukraine solution bi nag solution nationale la. wàññi njëg yi. en tout cas subventionné njëg yi pour population yi mën a souffrir. merci jërëjëf ñu di ko jaajëfal bu baax a baax mu doon Mamadou Gadon enseignant chercheur ca faculté sciences ak itam économique gestion ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru moom lañ doon dalal ngir waxtaanee lépp lu soxal wàllu koom ak itam li nga xam ne moom moo di tolluwaay jamono bokk na ci ñoom loo boobaak léegi ñu doon xeex lu ni mel ñu daal di ciy jotee SNHLM daal di amal lu ni mel muy nag lu ëpp juróomi téeméer ci ay jaboot yoo xamante ni nag ñoom ñoo dëkkoon ci Hann Maristes jàppale ne jot nañ seen i ay ndàmpaay lu soxal itam lépp lu ñeel wàllu accès au logement itam structure bi lay ne daañ leen ci gunge ba mu mat sëkk ka ko jiite bokk na ci Mamadou Simbeng moom mooy directeur général ba dañuy teewlu ay kàddoom ci micro Abdourahmane Diallo ak itam Mamadou Gueye. te ni ngeen gisee léegi chiffres yi gis ngeen vraiment jafe-jafe yi ñu amoon ak yàlla ni mu ñuy dimbalee ba tey ji jafe-jafe yu bari ñu ngi koy dépassé ci wàllu recouvrement mais également ci wàllu production ci ay parcelles gis ngeen nii en 2017 61 parcelles la ñu produiroon en 2021 ñu ngi tolloon si 1200 et quelques te loolu nga xam ne am na ci parcelles yi aussi moo am ci wàllu kër yi loolu yëpp nag bu amee c'est parce que am nañ conseil d'administration bu ñuy accompagner état bi mi ngi ñuy accompagner personnel bi dévoué nañ mais surtout que état ñëwaat na gëm ni pour le logement social
am na loo taxawaay boo xamante ni war na ko ci am loolu moo indi projet 100 000 logements yi mais de manière générale sénégalais bi nga xamante ni koomam bariwul su waree ut kër wala mu ut terrain HLM moom lay xalaat loolu nag mel na ni président Macky Sall comprendre na ko ndax ku ne daan na dégg coowal Maris à HLM Hann Maris nga xam ni 596 maanaam juróomi téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-benn ci ay nit yoo xamante ni nii immeuble yi ñu dëkkoon dañ leen fa waroon a jële mu amoon ay jafe-jafe koppar yi mu laajoon pour ñooñu ñu ma leen fa jële indemniser la woon yombul woon HLM dajale ko waaye président Macky Sall jox na HLM lu toll ci fukki milliards ak juróom-ñaar ak ñaar téeméer ci ay millions ñooñu ñëpp tey jii ñu mën leen indemniser ba nga xam ne coow loolu kenn déggatu. bu ñu waxee wàllu dëkkuwaay xam nga ne nag bokk na ci loo xamante ni askan wi dañu koy faral di soxla lool moo xam mag wala bokk ndaw tax na itam association des jeunes ak itam femmes yi nga xam ne dañoo engagé ci wàll wi daal di xam ne rek ne daañu def seen kéem kattan conscientiser yi itam ñi nga xam ne ñoom ñoo di seen ay moroomu ndaw ngir rek ñu gën a bàyyi xel li nga xam ne moom moo di seen ak ëllëg ak itam fu ñu dugal seen ak njaboot moom Adjaratou Maïmouna Ndoye moom mooy présidente ba ñu teewlu ay kàddoom ci micro Alhassane Ba ak Amadou Ba. pour peut-être jigéen ñi ak ndaw yi ñoom ñoo yor koom-koomu dëkk léegi dañoo faral di gis ay jeunes yoo xam ne des gens très intelligents seen intelligence boo ko bëggee natt rek duggal ci réseaux sociaux yi nga xool leen jeunes yoo xam ne li ñuy def noonu pour peut-être di insulter ou des trucs suñ ko doon def pour créer entreprise heure bii Sénégal kenn du ko raw soo xoolee sax mécanicien wu sénégalais oto boo ko andil mu réparé ko pourtant de nee na du créer oto terre yaa ngi fi jeune doole baa ngi fi lépp ngi fi dañuy dem parce que Russie dafay guerre ñu dem foofu di ko suñu maam yi nan lañ daan def d'ailleurs nan lañ daan def pour dund il faut que ñu arrêter suñu façon xalaat yi suuf si nekk ci dëkk bi pour jeunes yi ñu jox leen ko parce que am nañ doole am nañ xel ku nekk na jug créer li mu mën li nga xam ne mën nga ko maîtriser nga créer ko xëy na di nga ci jël sa raq mbaa nga jël ci sa xarit mbaa kenn dina ñëw ut si liggéey nga jëlaale ko ñun ñëpp buñ ko defee xëy na Sénégal dina egg fu kawe parce que il faut le dire peut-être état ay fonctionnaires lay jël mais privé mooy créer emploi am xam-xam itam lu jaadu la ci ndaw ngir rek mu mën a wëyal li nga xam ne moom moo di ay mébétam tax na itam tournée académique ak itam sociale taxaw bu baax baax ñi nga xam ne moom moo di ndaw ñi daañu amal aw prox ndoll wax itam ci lu ñeel wàllu njàng mi ak njàngale mi fii ci réew bu Sénégal ci aw plateforme woo xamante ni daal nañ koy jukki waaye itam examen yi nga xam ne moom la ñu dëkkmal rawatina baccalauréat ñu gunge ci ndaw ñi bu baax a baax lépp lu soxal wàllu journée philosophique gis ngeen ñi nga xam ne ñoom ñoo fa teewoon ñu teewlu El Hadji Ibrahima Cissé kenn la ci ñi nga xam ne nag ñoom ñoo waral loolee ñu teewlu ay kàddoom ci micro Amadou Ba. ci tournée académique et sociale lépp li ko tax a jóg mooy xool lépp li nga xamante ne lañ mën a def ñun ay jeunes te ay sénégalais ñu am droit war a jàpp ci nga xamante ne mooy éducation bi ñu xool laka la ñu mën a def pour contribuer wala jàpp wala def dara nga xamante ne pour jàppale éducation bi ñu xalaat ci benn plateforme bu mel nii jéem a xool naka lañ koy kiwee si lañu waxtaan pour def tey lancement bi def ko associé ko ak benn synthèse philosophique pour xale yi mën see sukkandiku pour gën a mën a préparer examen bi incha allah. plateforme bi li taxoon mu jug dafa am ay aspects yoo xamante ne plateforme bi si lay gën a dox ñetti fànn lay nekk muy benn fànn muy psychologique maanaam xale yi naka la ñuy mën a def ba jàppale leen ñu mën a préparer examen bi te duñu am benn problème ndax xam nañu xale yi dinañ jàng préparer examen ba pare stress beeg yu mel noonu tax ñu dem ba foofu ñu lajj. beneen fànn bi nga xamante ne mooy aspect scientifique bi naka la ñuy def ba mën a def si ay formats yoo xam mooy gën a simple xale bi di mën a xool benn cours si jamono bu gàtt. ndax jamono xat na ak yooyu ci jamono bu gàtt mu mën a comprendre lu bëri loo xamante ne am na ko am ci classe bi beneen format bi beneen aspect bi nga xam moo ci des mooy après examen bi lan lañ mën a indil xale bi jàppale ko ba nga xamante ne bu amee bac ba pare incha allah naka la mën a def pour mën a yeggali jàngam ci jàmm ak salaam. ginnaaw njàng mi ak njàngale mi ñu àddu ci leneen mu ñeel wàllu wérgu yaram Daaru Xuddoos village la woo xamante ni ma nga nekk ca commune bu Kéréwan nekk itam ca département bu Médina Yoro Fula foofee itam askan wa ñoom ñoo amalal seen bopp aw poste de santé ngir lépp lu soxal wàllu paj mi bañ a tagatémbeeti benn yoon waaye itam ñu tàllal loxo gouvernement bu Sénégal mu daal di leen dimbali ci aw ambulance Abdoulaye Diallo diwaan bu Kolda ak la ko wër.
juróomi poste askan ya ca goxu Kéréwan biir département bu Médina Yoro Foulah ñooy jàmmarloo ci wàllu tabax ay jumtukaay yi ñëpp a moom maanaam ay infrastructure sociale de base ci juróomi poste de santé yi nekk ca commune Kéréwan ñeenti yépp askan yi ñoo leen tabaxal seeni bopp benn biñ fi mujjee tabax mooy kër docteur bu Daaru Xuddus bi ñu inauguré dëmb. ñu xamee ne ñun buñ toogee xaar gouvernement jàmbaar la ñu ngi liggéey mais buñ toogee xaar leen mun naa nekk ci ñun jafe-jafe yoo xam ne nii dana métti ci ñun lool te fi ñu nekk xaw naa sori lool amul yoon tax na depuis 2016 lañ commencé waxtaan waa dëkk bi ne nañ def ak groupement di jël ay sas di liggéey ba am benn somme ñu commencé ci tabax kaas bi ñu ci defee kaas di commencé di ci faju ci la suñ coono dem faju xaw a wàññeeku ba tax na depuis ñu commencé loolu ba léegi moom macha allah ñu ngi ciy gis suñu bopp bu baax a baax ndax gouvernement bi xaar leen mën naa nekk na nga gaaw am mën naa nekk ne doo gaaw am tax na ñi gën a góorgóorlu pour waa dëkk mobiliser wu di daan seen doole mën a am loo xam ne ni dañ ciy góorgóorlu ba mën a tabax seen bopp poste de santé. ñu féete ca diggu àll bi yile askan ñooy sàkku ci nguur gi ngir ñu am ay yoon yu baax ngir yombalal seeni dem ak dikk ak ñu am ambulance. ñoo ngi lancé appel di ñaan dimbal kuñ ci jàppale bu baax pour ñu mën a am yoon boo xamante ni bu malade amee dañ ci mën a gaaw référé ko pour mu jàll mën a am wér-gu-yaramam. boo xoolee nag Daaru Xuddus li tax mu am solo ñu ubbi ko fi mooy population bi déjà village bu rëy la macha allah mais beneen bi mooy dafa nekk village boo xam ne dafa enclavé c'est-à-dire pour ñu génn dem ci poste de santé Kéréwan bi nga xam ne foofu lañ dépendre ay jafe-jafe yu mag lañ doon am donc bu ñu ubbee poste bi day nekk avantage ci population Daaru Xuddus mais village yi ko wër yëpp. ñoom ñu doon ay béykat ak i sàmmkat waa Daaru Xuddus ak li ko wër ñooy sàkku ci nguur gi courant ndox ak yoon leneen li des ci seen wàllu développement ci seeni kàddu ñoom nee nañ ne mën nañu ko attan. yeneen i ndaw yoo xamante ni defuñu yëguñu defloowuñu leen ca diwaan bu Kaffrine collectif des coordonnateurs authentiques bu APR itam ñoo ngay rek yuux aw wàllu ndax itam amul leen ci loo xamante ni naane nañu ko ndox mu ñeel élection législative yi nga xam ne ay fan sënkam moom moo ko def ñi ko noonu itam ñuy sàkku ci gouvernement bu Sénégal rawatina président Macky Sall mu dikkaat daal di joyanti li nga xam ne itam moom moo am ci bile parti Omar Ndiaye Boubacar Fall bopp ci reportage. ay militants yu responsable APR lañu mer lool ci ni ñu tànnee liste candidat yi jëm ci élection législative fii ci diwaanu Kaffrine ñu jàpp ne nag jëmul kër. te Macky Sall dafa waxoon Kaolack na chaque département nañ toog tànn bu leen tëxee ñi bàyyi ma tànn aussi mu yónni Mansour Faye mu ñëw dajale par arrondissement comme loolu amul nag consulté wu ñi waxuñu dara magam lëndëm koo daj mu daj boppam bàyyi nañu dañ leen di baax. mooy wax ji parce que kenn du ñu rey ñaari yoon ñoo bokk benn bokk yaakaar depuis 2012 ba léegi ñu ngi ci. def ci lu ci kenn deful suñ toogee ba heure bii nag golo du bay baabu ndundee kon lii moo am kon dañuy. lu ni mel moom la waa département bu Malem Hodar firndeel. collectif des coordonnateurs authentiques de l'APR dans la région de Kaffrine ñoo ngi koy ñaawlu ndax nag tànneef bi mu def nekk na tànneef boo xam ne si ni tegewul ci yoon. te xel sax da ko nangu. donc ñoo ngi koy ñaawlu ba fa ñaawlu di yem. ànduñ ci parce que manque de considération la. te nag fii bu ñu fi kenn waxati ay discipline de parti. parce que discipline de parti day fekk parti ba dëgg na ca. liñ koy wax mooy amul dara luñ ko garanteer. ñoom responsable APR yi nag nee nañu li ñu bëgg mooy gisanteeg chef de parti APR ngir laloog moom wax ko li xew ci région bi balaa bay di wéy mbuus. président na ko wóor ne ñi nga xam ne ñoom la fi teg yaakaar leen ci parti bi. ñi ngi toroxal njabootam. léegi lii nañ ko saafar buñ ko saafaru luñ gis nañ xam ne ñoom ñoo ko waral. suñu mënee boole boo suñu mën a boole opposition fi ñu dem ci lii mooy wax ji. parce que kenn du ñu rey ñaari yoon. ñoo bokk benn bokk yaakaar depuis 2012 ba léegi ñu ngi ci. parce que nit ki nag bu la baxee yoon la nga bàyyi nañ ñi nañ leen baax. gannaaw yëglu responsable alliés yi nekk ci Koungheul jamono ji responsable yi APR yi nekk département bu Kaffrine ak bu Malem Hodar ñoo ci wàll si mer lool ci tànneefu liste yi te nee nañu bu leen njiitu réew mi dallut daañu woon gannaaw parti bi jublu opposition bi. mbokk yi newoon naa leen daañu waxtaanee lépp lu soxal wàllu caada rawatina biennale Dakar tey jii nag daañu taxaw bu baax a baax ci lépp lu ñeel wàllu peintre ak itam doomu Cameroun wile nga xam ne itam mi ngi ci wadee aw xarañteef turam Victor Sona lay wuyoo naka noonu itam mi ngi amal ay exposition yu am solo suñu ay ndaw itam dem nañ doxantu seeti ko baat ak tontu dox seen digganteem ak moom Ibou Diouf ak itam Alioune Diagne ci reportage. Les valeurs universelles. moom mii di doomu Cameroun buy dund Pays-Bas Victor Sona saa su nekk mu ngi jéem a indi lu bees ci aar bi muy yëngu loolu nag da ciy fësal li nga xamante ne
moom la dund ci lañ ko yare ak li mu gis biti réew. ECHO c'est un peu basé sur les valeurs universelles que j'ai. man li may def dama koy wekk ci ay valeurs universelles fi nga xamante ne fa laay dund di Pays-Bas souvent damay laaj lan mooy identité nan lañ mën a def ngir fësal ko ci loolee nag ci di Senghor ak Césaire damay xool bu baax seen liggéey rawatina li nga xamante ne mooy cahier de retour au pays natal. loolu laa fësal ci bile projet di ECHO. Et je me suis dit là je présente le projet ECHO en montrant un peu que de temps en temps il peut avoir une deuxième côté qu'on cache parfois. ci ni muy liggéeyee nag yenn saay dinay faral di jëfandikoo ay jumtuwaay yoo xamante ne daanaka kenn utiliser te ko. Le message de l'œuvre c'est un peu que à un certain moment qu'on se dit. sama message nag damay ñëwaat ci benn gis-gis benn xam-xam bu ñu am nan lañ mën a def ngir méngale ko. ndax am na loo xamante ne tamit mu ngi ci ñun te mënatuñ ko génnee moo tax yenn saa yi damay jëfandikoo jumtuwaay yi ngir fexe ba joxaat leen beneen dundu maanaam. pour redonner une deuxième valeur quoi. liggéeyam bi nag di fësal ñaari gis-gis yu wuute la xew Afrique ak itam la muy gis biti réew loolu rek may na ko mu am gis-gis bu bees ci biir aar bi muy yëngu ak ni mu koy defaree. En fait cette place elle n'est pas encore acquise. bu ñu wax ci wàllu aar place su Afrique moom daanaka mu ngi fi waaye ngir ñu jot ko nag foofu ñu am beneen gis-gis man sax bugguma di wax africain ndaxte ci li may yëngu muy art plastique dama gis ne rek daanaka genn kàddu la. de toutes ces connaissances qu'on a mutuelles. liggéey bi mu sumb di ko fësal saa su nekk day fësal rek dundam jaar-jaaram. ci jamono joo xamante ne dafa nekkoon ci ay jafe-jafe fi nga xamante ne mooy Cameroun loolu nag bokk na ci li ko inspiré tey bi muy fësal objet d'art yi la. jëf Ibrahim mbokki foofu lañu jaar daal di ndar képp jotaay xibaar yi dig daje ngoon incha allah à partir de 19h30 dinaa fi teewaat jukki leen xibaar yi ci kàllaamay ko ci lu mooy loolee tem mooy leen di des ak programme télévision Futur Média jaa ngeen jëf mbokk yi ñu yendu jàmm.